wax ma dagg ko li ma bëgg a wax xam naa ne mënut a ñàkk ndax sam papa buñ ko woowee fii tey di ko sargal Thiès àdduna bi yëpp daje fi madame la ministre daje fi mënuma cee ñàkk bañ a wax en tant que famille Lamine Diouf mënu cee ñàkk bañ a wax dama ci wax lu ndaw rek ci sam papa mi li nga xamante lu ndaw rek defal nañu ko defal ko waa xale yi Thiès yëpp ci ñoom ci seen kàddu lay wax nañ koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax amaana sax mënumaa wax lépp bi sam papa gaañoo en 2007 ay xale yu ndaw lañu amaana bi ñuy jàng xamuñu sax li ñuy wax barke Seydina Muhammad li may wax am naa ci sedd parce que sama yaay mu ngi ne taxaw moo ñëw bëggoon a ñëw sànq wax mu dagg ko bëgguma wax sax di xóot sam papa bi mu gaañoo en 2007 xamuñu dara amuñu dara moom ak tonton Aboubacry Sarr sam papa jour bi muy gaañu dañ ko naroon a yóbbu France tonton Aboubacry Sarr mu ngi ni toog ci guddi boobu ci la gaañu ba léegi may waxee yow manqué wuñu dara tonton Alioune Sarr vraiment dama koy wax Sénégal yëpp madame la ministre lii nga def amul lenn loo xamante ni ñoo ngi ko ci regretté papa Alioune Sarr ñun ñoo ngi ci ginnaawam tey suba ak ëllëg tonton Alioune Sarr li ñu defal lépp gis nañ ko bu baax xale yi Thiès ñëpp ñu ngi ci sa ginnaaw tey fépp foo ñu woo ñu ngi ci sa ginnaaw ànd ak yow tey suba ak ngoon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di la gërëm papa mënu moo noo ñàkk waaw lii sama doom du wax maa ko gën a xam gis nga jëm ji julit piire ngi nii góor piire ngi nii ku maandu kuy dawul dara ngir askan wi ak njaboot gi mooy jëm ji yan bi yàlla na oyof ci yow yàlla na oyof ci yow yàlla na ma néewateen te am naa ci yaakaar ndax Alioune Sarr ba ma àndee yow ñaar fukki at la nga àndi kook sa waay ja nga gore lool gore man ta weesu nit feebar tële nga ànd ak moom di faj di lippali ci njabootam ci fameel ba yàlla tax yàlla bëgg moo ko xañ waaye keroog mën jëlee engagement ci fajar googu duma ko fàtte mukk lundi le 29 octobre 2017 duma ko fàtte ñu jël engagement ba ko évacuer France yàlla mi soxla jël boobu ba léegi seen loxo muy frère am Aboubacry Sarr ak ñoom jógu ci njaboot gi ñoo couvrir di jàngale di def lépp madame la ministre lii may seede yow laa koy seedeel lii nga fal Aboubacry Sarr loolu kontaan nañ ci am nañ ci fierté yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla suturaal mënuma ko woon a ñàkk a bañ a wax jërëjëf. ñi ma wax léegi mooy dañuy tàmbali sant yàlla. tey bés bi dafa nekk bés bu spécial ci man bés bu spécial parce que dafa mel ni mbokkoo bi ñu nas lépp dëgg la yàlla def na ñi fi nekk ñëpp te nga xamee ne li si ëpp di ay jigéen ñu bàyyi seen kër ba heure bii ñëw toog fii pour wéttali ñu yàlla xam na ni xam nañu valeur wu yëg boobu wax tey dina jafe waaye dinañu jéem parce que bésu sant la jigéen ñi nga xamee ne ñoo fi nekk tey yëpp li may mébét si sama xel ak sama xol di ko waxtaane léegi ak ñu ma dendal moo di sunu famille bi fi toog yëpp di famille avec yi di famille Kajoor Jànqeen jigéen ñi dañu doon célébrer le 8 mars waaye 8 mars boobu dafa mel ni dañoo jël lépp jébbal ma te tey yéen jigéen ñi lañu war a sargal yéen lañu war a gërëm kon bu ngeen jëlee loolu yëpp jox ñu ko wax dëgg yàlla dañ leen di sant ñaanal leen yàlla. Kajoor Jànqeen dafa nekk famille boo xamee ni buñ ciy tàmbali damay njëkk a beral gërëm mes collaborateurs
tàmbale si relais communautaire bu Kajoor Jànqeen taxawee ba ñu siy sargal Alioune Sarr relais yooyu la ñuy delloo njukkal. maa ngi seen fële si sama càmmoñ ñi nga xamee ni gaay Mexe lañu jógee Mexe village te leer na ma ni balaa ñuy egg seen kër 23h na jot wala minuit moins ñoom ba ñuy ñëw lañ ma woo ci yoon bi fu ñu toll woo ma ni mënuñoo bañ a ñëw te foofu yàlla def na lañu fa séq ak ñoom mooy fekk leen foofu liggéey ak ñoom si daara tey ndey daara yi ñoom ñoo def délégation jóge Mexe ñëw fii maa ngi leen di gërëm leen sant di sant tamit sunu yaay yi nga xamee ne ñoo nekk ci réseau yi réseau tamit buñ ko waxee mooy ñi nga xamee ne dañu sas ñu liggéey ak seeni doom damay tàmm di wax sama collaborateur yi ni bu dee nit daf la dénk doomam dénk na li ko gën a ñor ci dundam muy xale yi ñun ñëpp képp ku ci dem yaay du ci dem ba yàlla may la njaboot xalaatatuloo sa bopp njaboot gi ngay xalaat suñu jëlee njaboot boobu nag jébbal ñu ko nañu xam ni sas boobu yàlla kese moo ñu ci mën a jàppale waaye ñun àttanuñu tey nag ñu ngi leen di sant ci dénkaane boobu nga xamee ni dénkoon ngeen ñu ndax yàlla dafa def mois de mars 1998 ci laa njëkk a signé contrat jaayante ak xale yi ci PDF jàmmi xale yi yàlla defaatit mars 2018 ci la ñu xaw a tàggoog ñoom mu nekk 20 ans d'accompagnement 20 ans de compagnonnage 20 ans yooyu ñu àndoon dama gis xale yi nga xamee ne juddu woon nañ ci nekkoon ci jardin d'enfants yi tey taxaw nañ fii di waxtaan ak di témoin waaye lu ñuy gàttal la tey parce que wax bi daf may jafe parce que buñ fi daan toog di waxtaan Ousmane Diaw tey gis nañu dafa takk ndigili mënuñu see jot ndax moo ñu daan waxal daf ñu tàmmaloon loo xamee ne it tàmmatuñu woon wax ci mbooloo kon bu ma nee Ousmane mooy ñëpp ñi nga xamee ni travailleur social lañu ba léegi ñu nekk ay mobilisateur communautaire ñooñu laay rendre hommage tey ñooñu nag dama waroon a tudd ku ci nekk turam waaye su ma nee Ousmane Diaw foog naa yóbbaale nañ ñëpp te ñii taxaw dinañ ko nangu ci travailleur yooyu tey yàlla dafa def man mii ñu tànn pour ñu jege ji madame le ministre bii toog dinaa ñëw ci moom loolu nag sas bi ñu ci sas seeni ñaan lañ ci gën a soxlawaat seen ñaan moo ñu yóbbu foofu bu fekkee liggéey bi ngeen liggéey jàppale ñu ko rafet na biir Thiès ba ñu ne Sénégal kat dinañu ci jox cër pour ñu liggéeyal ko Sénégal dañ ciy sawar trop travailleur social yooyu ma doon wax ba ñu nekk mobilisateur communautaire tey suñu xel dafa dal bu ñu jógee fii war a dem pour liggéey ci Sénégal travailleurs yi fi nekkoon nekk mobilisateur ñoom ñu waxtaan ci seen biir ba ki ma war a wutu kenn déggu fa xëccoo kenn déggu fa kàddu bu jóg ci biir néeg la ñu tëju ak sunu kilifa muy président Amadou Sy Kane mu taxaw taxawaayu kilifa taxaw taxawaayu bàyyi ci biir fédération woo njaboot gi yëpp ni Alioune kat woo nañ ko pour mu servir ji feneen waaye kër gi fi nekk kat liñ ko mën a jàppalee mooy liggéey bi continuer lii ñu war a def mooy dañu war a def offre nationale ndax poste manager dañ ko daan ubbi sama mbokk manager yaa ngi fi toog waaye lii fi am tey dafa nekk une leçon maanaam wan partenaire yi que ñun nous sommes une famille nous avons appris à construire une famille dans la fédération Kajoor Jànqeen dañoo toog ci biir néeg ñu waxtaan ñëpp di ay techniciens chevronnés ñu waxtaan ci seen biir man ma nekk spectateur ñu génn kilifa gi waxtaan ak ñoom ñu génn ñoom ci seen biir ni jiital nañu Alioune Dieng mii ma jox loxo nii pour mu watu liggéey bi biir Kajoor Jànqeen kon ñu ne Alioune mooy remplacer Alioune yàlla moo def ni kon continuité moo fay am suñu xel dal na si. merci beaucoup merci. Alioune bii li yàlla def du hasard parce que tey su Ousmane Diaw ni woon moo fay toog kenn du ko xëccoog moom
parce que place am la man mi bu ma fa toogee Ousmane moo ma dalal fii Cheikh Sow bu ñu waxoon tamit Alioune day effacé wu jox Sayer bu waxoon Alioune dafay effacé wu jox moo gën a tuuti ci groupe bi kon bu ko ay magam jiitalee yàlla xam na ni magam yooyu ñoo baax donc loolu moo am pour seedeel leen ko tey mën nañu génn si mbedd bi wax ko que pour le remplacement de Alioune Sarr cela s'est passé ni ñu ko bëggee ñuy sant si yàlla bu baax moom nag Alioune poste bii mu jël maa ngi naan 20 ans waaye 20 ans ci ginnaaw dama doon liggéey chaque jour mu dawee postam ñëw ni ma man damay ñaan yàlla rek mën a liggéey ci ak yow affectation su amoon damay ñaan affectation ñëw liggéey ak yow ndax loolu daf ma neex rek loolu ba mu koy waxee léegi ëpp na 15 ans waaye yàlla def na di wëlbati ba ñu jege daje ba mu nekk sama adjoint ba tey jii may jóg mu wutu ko kon loolu dëgg la woon te yàlla nangu na kon Alioune ni président Sikane sunu waajur si biir fédération bi ndax fédération amatuñu président moom papa lañ ko fa def moom mi nga xamee ni daf si toog waxtaan ak collègue président bi 12 président xatri mi yoroon micro bi ak Séga Mbeng bi ngeen xam yéen ñëpp nekk ñi si gën a féete ndaw ci ay at waaye ñu nekk ay jàmbaarit si biir ñoom Amadou Fall Madiara Ba ñi nekk sama ginnaaw ak Mbeng ñu jóge ba Mexe village ak Pire ak président Tini jóge ba Jobaas ñoom ñëpp ni président Amadou Sikane décision boo si jël ànd nañ ci kon noonu la fédération assurer la transition dans la plus grande douceur jigéen yi ñoom wax nañ ko sukkee na di seen porte-voix kon tey jii présidente yi ñaari jigéen ñi parce que ñoom ñoo moom fegg tey mooy Thérèse ak Absa Pouy kon ñu gën leen a dénk Alioune Dieng merci communauté bi nga xamee ni moom la ñu jox lii Alioune il a géré dans l'ombre le fichier bi ñu dénkoon ci xale yi des 8000 enfants liggéey bépp si loxoom laa ko tegoon liggéey boobu buñ ci amul retard ba tey Thiagne Fane respecté leen c'est Alioune qui a abattu un travail extraordinaire dans l'ombre liggéey bii ñuy wax fii ma toog di fi jóge tey sama xel desee dal parce que leer na ma ni fi ma ko bàyyi dina ko jëmee fu ëpp foofu il a toutes les compétences qu'il faut bu si kenn jaaxle ci loolu je suis sûr que li ma ci def il fera mieux et il peut faire mieux que moi kooku je le dis ouvertement et je le dis en toute sincérité li tax ma wax ko parce que Alioune a toujours caché ses compétences fu ma nekk Alioune di wane ne mën na lii fu ma nekk kenn du ko dégg fu ma nekk kenn du ko gis mais bu ñu gëstoo c'est lui qui faisait tout le travail di ma ko jëkkal mais bu ko daan defit bokkar ñii taxaw un collaborateur sincère tout à fait moom it fi Alioune jógee bokkar xam ngeen ko ñu nangu ko fa mu def ñëw jege ko kon président wu Kajoor Jànqeen président wu Kajoor Jànqeen travailleur u Kajoor Jànqeen maa ngi leen di sant leen gërëm ki may dey financier moom dama koy làq Lamine voilà un jeune qui m'a impressionné Lamine c'est un jeune moo gën a féete ndaw ci Kajoor Jànqeen on lui a confié pendant 5 ans tout le budget de la fédération Kajoor Jànqeen il n'a pas d'adjoint il n'a pas d'assistant c'est un seul financier qui a géré toutes les 12 associations pendant 5 ans mënoo dugg fédération ba xam kan mooy Lamine fii kenn gisu ko fi kenn du xam mooy kan c'est un financier chevronné un jeune garçon loyal un jeune garçon de bonne foi kooku aussi je profite de cette occasion pour l'encourager et le féliciter terminer si ñooñu it sukkee na ak njabootam bi mooy les stagiaires Kajoor Jànqeen actuellement engage près d'une vingtaine de jeunes stagiaires près d'une trentaine de jeunes stagiaires qui sont sortis de toutes les universités am stagiaire dafa jafe waaye fu xale yi jógee ñëw moom mu jàpp leen uuf leen sukkee na moom du ma wax ci moom léegi mais franchement nekk assistante Alioune Sarr lu jafe la mais je lui tire le chapeau wala le foulard ñooñu nag mooy ñi nga xamee ne mooy sama famille professionnelle bi nga xamee ni ñoo fi nekk di liggéey ñooñu nag su ma waxee ni man bu ma daan toog ñu ne liggéey na en toute sincérité en toute sécurité dafa fekk ni y avait Cheikhou Doumbia à côté de moi dafa fekk ni y avait Iba Touré à côté de moi dafa fekk ni y a le soldat Pape Diop qui est avec moi qui a assuré toute ma sécurité
Pape Diop c'est un chauffeur de l'armée sénégalaise kooku bi mu fi nekkee les colonels yi mu mës a servir ñëw nañ ba si man ni ma vous avez un collaborateur que toute l'armée respecte kon Pape Diop merci li may wax tamit xam na ko parce que seq nañ lu nekk heure bii ak yu ko weesu paan nañ ci àll bi ngiroo nañ ci nawet bi et il a toujours été là pour assurer notre sécurité loolu nag mënuñ ko woon bañ a wax waa Thiès mënuñ ko woon bañ a wax pour rassurer ci liggéey boobu waaye tey nag fi ñu nekk je crois c'est la première fois ma nekk ci cérémonie boo xamee ni sama famille ñu ngi fii parce que ñoom bu ñu toogee dama dul mën a wax muy sama mag Omar Sarr laa yow Omar Sarr mooy sunu taawu kër ma ne sunu taawu kër dina jaaxal ñi xam Amadou Sarr mais Amadou jour bi sunu papa di génn àddina toggukat bi mu ànd ak sago Mamadou Souley parce que tey sunu xel dafa dem ci moom keroog daf ñu woow ne ma Alioune tey kat bu ma sañoon Aboubacry nekk fi Ousmane nekk fi yow Alioune yaa ngi fi Omar it nekk fi ñu waxtaan si boobu la ñu ni kat Ahmadou mii di taaw mooy baay moo tax dee googu ñu dee te guddi googu la ko yàlla yóbbu te ba mu koy yóbbu it Omar mii taaw la woon ni ko jàngalal ma alxuraan mu koy jàngal di ko jàngal alxuraan ba noonu la demee te yëgu mu dem ci kooku nag bu ñu waxee ñun dañ koy mën a déglu loolu moo tax Ahmadou ñu ne sunu papa la yaay Fat Sarr moom laa koy wax mooy taaw bu jigéen waaye dañ naan Yacine mooy taaw mais Fatou moom lañ naan yaay loolu la ñu yaree loolu la ñu xam moo tax loolu si li ma siy terminé ci loolu ci famille boobu ki doon wax léegi mooy sama rak ki doon wax si tur Paate maa ngi ñëw ci yow ma ne ki taxoon fi léegi di wax si kàddu famille bi mooy sama rak moo topp ci man kooku li mu wax sànq man du ma koy bëgg a déglu bu commencé wax ma bluffé ko parce que li muy wax daf may yóbbu fu sori moom dafa nekk sama rak boo xamee ni Ousmane ak yëngal bopp mënu ma wax si moom lu bëri waaye ma nekk rek ko Aboubacry damay wax feneen bu ma waxee si Amadou ak Omar Aboubacry li ma lii ak moom xëy na Omar dina ko bett tey mais Aboubacry man mooy sama sëriñ ñu may ñu tey dinañu wax ci loolu bu ma nee sëriñ dina jaaxal ñu bëri mais Aboubacry dama nekk ak moom université de Dakar ba ñu nekk université mu nekk faculté de droit bu jàngee ba pare danaan ma Alioune foo toll si Risaala foo toll si sa Laxdari foo toll si alquran Aboubacry loolu laa nekk woon ak moom sama chambre ñu nekk étudiant man ma nekkoon ku tëradi waaye bu ma nekkee ak moom mu mottali sama yar mottali sama alquran mottali leneen ak leneen ci ma mu nekk ko xamee ne dafa ma formé par le comportement loolu moo tax ba mu fi taxawee ni dafay politique ma ne man xaw ma kenn waaye moom lu mu dugg dama si lu mu dugg ñeme naa nit ku baax la nit ku yiw la kon kooku it bu fi toogee moom ak soxnaam dama leen di sant gërëm leen wax ko dafa am nag kër goo gis tamit am na ñoo xamee ni say mag lañ waaye da nga leen di yàpp muy Mariam ak Aïssatou xam naa ñu ngi fi bu ma leen tudd bu ma gestoo dinañ ma xët waaye ñooñu it wax dëgg yàlla li may terminer ci loolu mooy tey ñu ngi naan Alioune Sarr ak xale yi tey je vais vous révéler ce secret là man sama diggante xale yi dafa nekk lu yàlla def parce que damay wax souvent ni bu nit ki gisee mango ci kaw garab mu jaune nga ne kee mango bu ñor la su waddee nga téye ko bés ko mu nooy nga ni mango bi ñor na waaye boo ko raxasee nga mos ko kooku kat moo mën a wax ni mango bi mel moo tax nag bu ñu nee xale yi xale bii baayo la xale bii jirim la xale bii nan lañ ko war a toppatooyee man yàlla daf ma nattoo loolu sama waajur bu jigéen 1973 la génn àddina 1973 foog naa su koy ku ko génn si ay atam dina xam ni boobu la ma xamoon man bëriwul sama rakk bii taxawoon fii di wax boobu 7 ans la amoon
donc boo ñàkkee sa waajur âge boobu li xale di dund war nga ko mën a xam li xale di dund war nga ko mën a xam xale bu tëdd ba guddi ñëpp seen yaay jël leen fat ci biir néeg yow nga xalaat sa yaay loolu am na ba léegi loolu man dund naa kon tey li may wax ci xale yi dafa nekk lu ma xam mon engagement avec les enfants c'est un engagement divin yàlla bu ma toogee sama bureau bu nit ñi ñëwee ni kii dalay nax ma ne da ngeen a xamul rek parce que ku mënul gëm ni nit dina yeewu du lekk dina yendu du añ dina tëdd te du reer boo ci jaarul mënoo xam ni loolu ni dañ koy dund loolu moo tax ñu ne sunu accompagnement ak xale yi du caaxaan xale yi amuñu temps wu caaxaan amuñu temps wu fo moi j'ai vécu ça waaye li ma xam ci orphelinat mooy lan mooy que chaque enfant xale bu nekk dafa soxla famille bu ko aar tey su ma taxawee nii di wax xam ngeen ni kat fépp fu xale bu ñàkk waajuram waroon a mën a jaar waroon naa fu mën a jaar lu ñuy wax ni xale bii délinquant la Alioune Sarr waroon na ci mën a jaar lu ñuy wax ni études yu yàqu la waroon naa ci mën a jaar ndax si diggante fukki at dëkk naa si fukki kër ndax ku sa yaay làqu nga xam ne kër yëngu na tey jii kër yooyu ñu jaar di kër Cheikh Moustapha di kër sama yaay sama mag Ndey Fatou Gueye maa ngi koy nuyu di nuyu njabootam ñi ma fi fekk ñoom Fatou ak ak Salif sama yaay Aïda sunu yaay Fatou ki taxawoon fii léegi di wax sama mag la kon ñooñu ñëpp bu ñu nekkee xale kër gu ne ñu dëkk fa kër gu ne ñu dalal ñu kër gu ne ñu war ñu mbégte fu nekk boo fa demee tamit yaay ngay taataani si moom ngay topp kon xam nañ ni loolu am na ba léegi. l'humilité loolu nag mooy wane ni on peut être un enfant orphelin et gagner sa vie honnêtement on peut être un enfant orphelin te kenn du la yërëm loolu nag bu fekkee ne am na lii njëkk si protéger xale c'est la famille tey su ma taxawee fii di wax war ngeen xam ni moi j'ai une famille qui m'a encadré keroog boobu ma leen di wax 73 bi sama yaay di làqu maa ngi koy déglu ñu may nax bi sama papa ñëw ba mairie fii sama rakk bi laaj ko waa ana sama yaay mënu ko dafa dem Màkka gestu si man ni ma déedéet Alioune demul kële dafa ne ko asamaan la dem ma gestu xool ko mu ne ma déedéet sa yaay Màkka la dem mu ngi may ndaxte boobu xale laa waaye xam nañ li xew loolu yëpp bu ma koy wax c'est pour dire que les enfants sont en train de vivre cela tey jii am na xale yoo xamee ne ñu ngi dund loolu bu ñu ne Kajoor Jànkat jàppale leen xale yi ak orphelins yi bu ñu ko jàppee caaxaan c'est une réalité donc loolu c'est un message que je veux lancer pour dire que man sama bopp je fais partie de ces enfants là et je suis un ambassadeur de ces enfants là tey jii su madame le ministre suggérer au président de la République que man ma mën a toog pour saytu xale yi Sénégal yëpp loolu dafa nekkaat beneen mission boo xam ne suñu yoon la nekk te mission boobu dañ ci ànd ak yéen ñëpp di leen ñaan ngeen jàppale ñu si donc loolu c'était pour dire que dañoo liggéey ci xale yi liñ ciy liggéey tamit on passe le flambeau mais c'est un travail boo xamee ne yàlla la ñuy seet ci biir je dis que la solution pour ces enfants de la rue ces enfants dans la rue ces enfants talibé sunu talibé suñuy xale yi naan fàqman la ñoog leneen ak leneen amul xale bu jur nekk fàqman li manqué et c'est ça man sama bopp li ma vivre xam ni kat su ma taxawee fii tey di wax c'est parce que j'ai une famille qui m'a encadré ñi ma tudd léegi di Ahmadou quand il renonçait à toutes ses études pour dellu si kër gi jàpp ñu Omar Sarr quand il a renoncé à tout pour ñëw jàppale sama yaay xaw ma Fatou Yacine li ñu def sacrifier toutes leurs études pour ñëw jàppale ñu c'était pour que aujourd'hui man ma grandir dans un environnement protecteur loolu nag la ñuy wax que xale yi nañ leen bàyyi xel ñun ñëpp dañu war a bàyyi xel xale yi nekk ci koñ yi ñu nekk ci kër gi xale retrait des enfants de la rue warul sax nekkati lu ñuy wax biir Sénégal xale place am du foofu ku nekk bu xëyee jël nga sa doom dugal ko ci kër gi toppatoo ko bu ñu gisee xale bu nekk ci mbedd ñu ne taalibe kese la fàtte ne xale la waaw loolu it message la yu ñu bëgg a lancer di gërëm ñi nga xamee ne ñoo fi nekk si gërëm googu dama si beral gërëm sama collègue manager yi Gora Fall bi jóge Bawol
di def liggéey bi may def muy def bu ko raw Bawol waaye fu ñu tase mu ne ma yaay suñu mag Mor Talla Ndiaye mu ngi fi ak président Samb il fallait que ma wan leen ñooñu parce que Ziguinchor la ñu jël manager Ziguinchor ak président Ziguinchor ils sont là pour partager ça avec nous ñi fi jóge léegi nature donc sama seex la si biir fédération yi ak président Ndour ils sont venus de Mbour pour ñëw fi Issa de Dakar ñoom ñëpp ñu ngi fi kon président ñooñu ñëpp dañ leen di sant gërëm leen ah mënuñu tudd ñëpp mënuñu tudd ñëpp parce que xar kanam bu ñu xool kii doon woy léegi li tax ma ne woon ñu bàyyi ko xatri ngeen baal ma parce que yàq naa protocole bi ñu ndey tàkku mënu ma ko bañ a wax ndax ba may nekk jàmmi xale yi ma doxantu ñu ne ah xale yi kat dañ koo sànni dañ koo for war ñu ko sax wax xale bu ma daan for wala ñu may ñu ko wala yaayam am na ku si ñëw sama bureau benn guddi yore ay séex ni jamono dafa metti si jardin bi lay fanal ñëw bàyyil ma séex yi daw génn dem yoonam ni ma bàyyil leen ko wóor na ma ne dinañu dund waaye man bu ma leen yoree duñu gudd fan loolu bañ ko sie moom mi laa daan woo mu ne ma xale boo forate wala ku ñu sànneti jox ma mooy jënd bi waroon di ko nampal mooy jënd meew di ko nampal moo daan jël bu guddi gi bu amul meew génne weenam bi jox xale yi ñu nàmp kon ñooñu tey bu ñu toogee fi moom war naa ko loolu nag ki ma si jël seede mooy Atta Ndiaye mi toog Ndey Ngom ñu toog madame Guèye ñu toog ah ñooñu it lii mooma lii ak ñi fi ne donc ce sont des moments yoo xamee ne xëy na tey la ñu gën a taxaw fi di ko wax mais tey bu ñu sañoon kenn ku ci nekk dañu jël temps wax fi ñu jaar ak moom te yàlla xam na ne fi ñu jaar sori na kii dama jël 80 orphelins 80 orphelins genn wàll gi yëpp dañuy dund ak doomu jàngoro sida mënuma ko bañ a wax fii parce que ñooñu aussi xale yooyu dañ ma def seen bàyyi xale yi orphelins yi nekk orphelin du sida à Thiès yëpp yàlla xam na ni fu ñu toll maa ngi jox ko ñoom moom mii moo daan teg cin di leen jox ñuy lekk kii yore woon programme boobu bàyyi lépp ñëw tey fii muy Alioune Fall maa ngi ko gis mu bañ a toog fii mooy directeur national ONG Aki kooku moo njëkk a indi financement ni ma xale yi am VIH sida yëpp dinaa wuti xaalis jox la ku si feebar nga faj ko jël enveloppe teg ko hôpital régional mu ngi fii muy sama xarit bu baax maa ngi koy gërëm kon pour terminer madame Sarr ah Ali nag may dey madame Sarr Khadija c'est normal. waaw balaa Ramatulaay di ñëw balaa Ramatulaay ñëw ñu madame Sarr madame Sarr waaw lu ñuy Fatou Kiné wax na tey wax naa ko sànq nee naa Fatou Kiné bu ñu nee nañu wax madame Sarr tey yàlla xam na ni dama see sonn pour mu ñëw dama see sonn pour mu ñëw yónnee ma téléphone barki démb bii parce que newu ma fi woon tey laa ñibbi si séminaire waaye la ñuy waxtaan ak yëpp ma ngay seet bunt boo xamee dina ko teggi waaye ñu gërëm si Sukay xaw ma fan la jaar si Ahmadou Sarr jaar si waa kër gi ñu wax ba tey ma am lu jafe génn ko ci biti te yàlla xam na ni tamit ñi ma ko seqal xam nañ sama liggéey tout à fait xam nañ sama liggéey moom li ma koy seedeel parce que duma ci wax lu bëri mooy lii gën a gàtt daal li ma fàttaliku mooy que ba ma àndeek moom ba léegi man keneen musuma toggal ma lekk sama kër dafa ni jànq bu xanaa nga indi ko mu nekk doom ci kër gi waaye jànq du fobeere ci kër gi jànq du dem marché ci kër gi jànq du togg jox la jànq du la defal leneen te c'est un professeur te professeur loolu li ma siy sant yàlla mooy que ñun ñuy liggéey ci protection de l'enfant di bàyyi xel xale yi naan jànq lañ ci kër gi ndax bëri na jànq yoo xamee coono moo tax ñu dem ñu liggéeyloo leen waaye mën naa seede te sunu waa kër seede nañ ko sama kër li ñu naan min daan amu musuma lekk loo xamee ne tamit moom togg te day liggéey professeur te Ali nag may dee ba tey ama anta dañ ma daan topp naan ma waa yow
soxna si doo ko wutal oto ndax dañu koy gis muy dem marché boot day boot doomam dem marché bu dellu see dugg si waañ bi ah nit ñi dañuy ñëw sama kër di ma laaj ana soxna si xam naa moom la ñuy jaawale ak jànq bi si kër gi waaye Alioune mu ngi may dee nii ak loolu muy liggéey ci kër gi nga xamee ne femme au foyer koy def yàlla def na ni professeur waaw dafay jàngale elle est diplômée supérieure en gestion ah formation yi kawe te at bii nga xamee ne am na bourse pour dem Canada jour boobu ci jamono boobu si la sunu taaw jut mu ne ma Alioune ah étude kat du tax ma dem bàyyi ma ne ko déet yow seen waa kër dañu investir dañ si sonn dañoo def lu nekk tey jii nga am lu jafe def concours africain ñu choisir la yow ak ay marocain xaw ma ngeen war a dem Canada nga ni doog fi bàyyi ndax xale bi ko toppatoo mu ne ma loolu mbiru àddina du ma am affectation affecté nañ ko Louga mu démissionné affecté nañ ko Kédougou mu démissionné Kaolack mu démissionné ni buñ ko affecté wul fu ma nekk liggéey buñ ko jox soxla Habib Kane nekk loo xamee ne mënuñ ko bañ a wax waaw waaye nag am na koo xamee ni s'il vous plaît am na koo xamee ni nag comme nee naa leen keneen du ma toggal waaye nag am na keneen ku mu nangu mu toggal ñun mooy Fatou Kiné Fatou Kiné mii ñu tudd parce que Kajoor Jànqeen dañoo dem ba def ko famille soo ñëwee Kajoor Jànqeen midi dootoo fa génn parce que mooy tëj buntu bi ni ku fa dugg balaa ngay génn di nga añ bu añ jotee dañuy teg suñu bool ONG yi bëri dañ ko daan bañ waaye nangul nañ ñu ko léegi bu heure añ jotee foo mënti nekk toute la famille de Kajoor Jànqeen dañuy jóg teg bool yi ñu sukk si añ kon loolu aussi Fatou Kiné ñu ngi koy gërëm di ko madame si loolu le ministre nag moo def donc léegi ñu leen di sant ci loolu waaye tey dañu am xarit yoo xamee ñi ngi fi xarit yoo xamee ni tey bu ma nee dañuy ñëw fii dafa ne ma kat mere naa la si li nga jënd ay chaise loué chaise mere nañ la si li nga wut ay tente mere nañ la si leneen muy Habib Kane Habib Kane dafa nekk jeune boo xamee ne mi ngi fi muy jeune bu am njëriñ li ñuy ànd dafa ni moom li muy jàppale jaboot yi mooy mutuelle de santé buggul kenn ku ko si dégg fu ñu dem mu yëkkati xaalis bu bëri jënd ay 100 carnet de mutuelle de santé jox ko ñu ko amul chaque jour fu ñu tase si loolu laa koy gis mu ngi fi ànd ak sunu xarit Babacar Pascal ñoon moom ñëwam daf ma bett mais dafa nekk koo xamee ni yàlla def na xëy na miinante wuñu lool mais Thiès lañ dëkk ñu gis ko muy def lu am njëriñ biir Thiès donc Pascal ñu ngi lay remercier du fond du cœur pour sa présence pour terminer nag ndax taxawaay bi yàgg na ndax maa ngi seen sama imam na la te bëgguma ko yàggal lool mu Jibi Faye mënuñu ko bañ a tudd Jibi moom waaw ak donatien mooy abbé bi du Daniel si li may terminer mooy tey bu ñu taxawee fii cercle bii ñu def wane na ni fii kat c'est une famille famille bi nag moo di banda ak xale yi famille bii ñuy wax dafa nekk famille bu yaatu sama doom yële nekk ci waañ bi sunu doom yële nekk ci waañ bi waaw duñ si sori waaye damay wax rek nit ñi ñu dem après seet ji la ñuy def ñoom ak banda nuy ñoom banda ñi ma doon terminer moo di wax naa sànq ni lii buñ ko waxtaanee ñiy toog fii mooy famille lañu waaye nag famille bii tey buñ fi naree jóge xam ngeen ni lu diis lay doon ci ñun su ma taxawee nag Aliou naan waaw keroog de fédération su koy na mu ngi doon jooy beneen xale ak ñoom Binta ak xale yi ñoom Mariama ñu ngi triste kon man mi wéet fële nan laay def dama ne ko keroog kat dem naa nag pour xooli ji fan laay nekk waaye bu ma ñëwee rus naa wax ma dem le ministre ne man kat maa ngi commencé ak gelu fële de parce que Kajoor Jànqeen mënoo faa nekk te du la manqué ay nit ñu baax ñoo fi nekk nit ñu baax ñoo fi nekk donc loolu nag moo tax si moom laay terminer li may terminer si moom nag moo di moom bu fi nekkee tey du ma wax lu bëri ci moom li may wax si moom moo di Thiès la dëkk Thiès la dëkk te xam naa Thiès ñu bëri dañ naan xamuñu waaye Thiès la dëkk li ma ko wax nag mooy li nga xamee ne kat fii nga ma jële danga ma fay remplacer de
loolu moom dee naa ko Thiès gii mu ma jëlee moom moo ma fi remplacé moom madame le ministre Kajoor Jànken dénk nañ ko na ci dugal loxoom bu baax a baax avec yii fi nekk dañu ànd ak ñoom si liggéey bu am solo madame le ministre avec yaa ngi nii yaakaar bi ñu am teg nañu avec yi si sa loxo avec yi lu tax ñuy wax avec yi ay jigéen la yoo xamee ne dañu ñëw wóolu lu ñu leen wax duñu chercher à comprendre développer directeur Thialine wax na ko léegi ba mu ngi wut un financement au niveau international pour mën a jàppale avec parce que c'est une méthodologie qui marche avec li ñu leen wax mooy autonomisation de la femme bu kenn ñëwati tey jii ñi fi toog amul kenn ko Alioune Sarr jël paas ne ko jëlal kaar amul kenn ñu ne la jëlal mbubb ñii fi jóge Mexe jóge Pire jóge Noto toog fi ba léegi ñëpp seen ñàkk lañ jël indi la Alioune Sarr daan def mooy jël xaalis jox jigéen ñi jël kaar fay leen su ngeen ñëwee tàcc ko Alioune Sarr fay loolu bu ñu bëggee jàppale suñuy jigéen waruñu leen a exploité suñu bëggee jàppale jigéen ñi waruñu leen a nax suñu leen bëggee jàppale dañ leen di jàppale te yàlla tax tey jigéen ñi dañoo bokk ci réew mi bu fekkee ni tëj nañu seen toog nañ seen koñ di wàññi seen épargne benn benn di ci góorgóorlu ba tey ñu am ci tuuti état bi daf leen war a jàppale si avec tool nañ foo xam ne léegi def nañ seen preuve l'état doit montrer que ku yëngatu si fulla ak fayda war nañ laa jàppale kon loolu moo tax madame la ministre ma ne ko dañ koy dénk ñi ñii nga xamee tamit ñu ngi tëgg sànq ba tey muy sama xarit Paate ak ñi mu àndal du barewul may ñëw si fête yu mel nii wante tey dañu feetal jigéen feetal ndaw ki ñu feetal dañ ko jaarale si journée de la femme muy Alioune Sarr lan moo tax ma nekk fi tey dafa nekk protecteur des enfants nag ku nekk si liggéey boobu dinaa la jàppale liggéey bi le choix sur Alioune Sarr n'a pas été un choix fortuit n'a pas été un choix subjectif dama ko seetlu topp ko si li muy liggéey dox ñëw ay yoon pour xam li muy liggéey si enfance bi ma ko gisee ba saytu ko mu doy ma loolu moo tax ma wax ko président mu fal ko et fal boobu xam naa ni que ni du doon lu ñuy rëccu ndax dafa sonn si xaleel démb balay tey di ñëw li ma neex si jataay bi nag mooy que dama fi fekk jigéen ñi ñoom ñooy yaay ñoom ñooy sàmm ñoom ñoo war a aar njaboot fii ñu toll kat ñun en tant que jigéen en commençant par man mii war nañu rus di gis xale si mbedd bi war nañu rus di fat suñu njaboot si ginnaaw doomu sénégalais nekk si mbedd bi et loolu du góor moo ko fi war a indi génne du kenn ko moo ko fi war a dindi ku dul ñun jigéen ndax ñun ñooy yaay dañu war a njaboote ñëpp xale yi si mbedd bi sunu ay njaboot lañu donc nañu góorgóorlu ba delluwaat njaboot boobu sunu biir famille président Macky Sall nag am na ci vision bu mu gis ndax si plan Sénégal émergent bi dafa miser sur l'axe 2 si développement humain nag soo koy wax si ndaw kay ngay commencé si tout tànk ngay commencé ndaw soo ko bëggee tëgg pour mu nekk magu ëllëg mag bu baax da nga koy commencé ba mu nekkee xale mu lëkkale ministère bi ak bonne gouvernance mën nañ ko wax ci nekkalin de façon générale bien que concept la boo xamante ni neexul pour ñu définir ko mais bonne gouvernance mu ngi commencé ci aar xale yi mu ngi commencé ci protéger leen mu ngi commencé ci éduquer leen ba ëllëg ñu doon mag yi nga xamante ni moo ñoom la ñu bëgg ñun sunuy waajur dañ ñu tette dañ ñu gunge dañ ñu aar ba ñu mën a nekk fii tey li may ñaan mooy ngalla li ñu suñu waajur yi defal nañ ko defal suñu njaboot bi pour que ëllëg ñu mën a am xale bi gën ñu am un avenir radieux à travers des jeunes responsables des jeunes éduqués des jeunes qui sont des exemples pour le Sénégal wax ji nag du bare comme dafa guddi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp
di gërëm par avec yi réseau avec yi fi nekk di gërëm Kajoor Jànqeer xam naa seen liggéey ndax ñëw naa saytu ko ay yoon réseau avec yi aussi am na ñu ma ci jot a xam xëy na xamuma ñëpp mais ma leen di wax que ni dinaa ñëw spécialement pour ñoom ndax liggéey ak Thiessois yi dafa yomb ba pare dañu baliser yoon bi déggoon nañu structuré nañu et joxanteel nañu loxo pour liggéey donc loolu pour ñëw jàppale leen dafa yomb donc dinaa leen beral yoon yoo xamante ni damay ñëw saafonteeg ñoom ànd ak ministère bi nga xamante ni moo yore économie solidaire ak ministre de la femme ñu jéem a xool nan la ñu mënee jàppale waa Thiès pour ñu mën a gën a xarañ ci seen liggéey di wax aussi maître coranique yi jàngalekatu alxuraan yi di wax population sénégalaise li ma doon neex tey mooy que Thiès nekk ville pilote boo xamante ni fii dinañu xam ni l'enfant est protégé l'enfant est accompagné l'enfant est éduqué et si loolu laa leen di xaar dinañ fi dellu si waat incha allah di gërëm ñëpp jërëjëf merci.